bisimila Macky Sall day nee na nooy waaye la quotidien yéene kaay day nee na ginnaaw bam nooyee noone gaañaa ngay ëpp nag ak sotti essence kon ca safara sax mar di taali waaw parce que Ousmane Sonko day nee na gis nga Macky Sall mi la lépp loo xam ne kon xewaat na ëllëg day moom la bu génneewul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso bi lée la Ousmane Sonko ci réew mi quotidien ne fitna gi laa ne nañ ko arrêté wàllum violence yi waaw waaye nag lu jëm ci wàllu mobilisation bi day nañ leen ko fa téye ba léegi ni le sur quotidien ne justice bi nga xam ne daa nekk ci biir réew mi day ak ca bitim réew waaw jàppal bàyyil bi nga xam ne mi ngi dox nag ci diggante kii di Macky Sall mi la ak Ousmane Sonko ñu nar leen cee dugal waaw loolee nag maanaam risque la de mën naa jur leneen de parce que gis nga diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall mi la xeex baa nga tàmbali ndekete 2014 keroog ba Pastef juddoo ba léegi ni la coowal Adji Sarr kay waaw da koo yëngal cay Adji Badjo bi la Abdoulaye Ndaw Kaolack ca kanam waaw nee na bu dee complot bi ñuy wax kon dëgg la ñi nga xam ne ñoo santaane complot googe Macky Sall dale na war a dax laa la wax enquête yéene kaay ne takk der yi nga xam ne nag maanaam ñoo doon dóor nit ñi dóor yu mitiiré toroxal leen ba mu am ñoo xam ne kon dañ caa dee allahu akbar ña dee ñoo ñee mbir mi nag laaj na nag dëgg laaj na nag ay laaja waaw parce que xoolal ñi nga xam ne dañoo faatu ak ñi nga xam ne dañoo am kon ay gaañu-gaañu day ba ci ñi nga xam ne dañ leen a teg loxo ni lée dama ne la Sénégal jafe na ngir nañu daal di fii gis kon fitna gu ni mel laa la wax rarement violence yi waaw les ko yéene kaay ne waa Amnesty yi nga xam ne dañoo fas yéene gunge nag njabootu ñi loru ci wàllu manifestation yi waaw daal di nañuy naqarlu nii nga xam ne lañuy suulee kon néew yi suul gi gaaw na de ñu ci baree bari kon ci waajur yi day dañoo teel a suul seeni néew laa la wax te defuñu autopsie defuñu dara te loolee day néewal doole dossier bi nag laa la wax yéeni kaa gi ne moo tax jël nañu ay avocat de waaw ngir défendre njabootu ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ci loru lay te waa Amnesty yooyee nee nañ bu ñu toogee nag ba weeru décembre te mbir mu yënguwul defuñu dara waaw ñoom danañu nag maanaam jokkoo ak tribunal yi nekkoon ca bitim réew juridiction internationale yo dëgg la ay damboo ci évidence yéeni kaay waaw nee na président Macky Sall laay waxal man ay da gay ndeg bawol gi la nee na Macky Sall na arrêté ñi nga xam ne ñu ngi continuer di leen jàpp ba léegi ni la te otage politique yi ñi nga xam ne dañoo nekk ci kaso bi te politique dong nga tax kon ñu nekk fa Macky Sall na leen génnee man ay damboo lii laa wax l'observateur de la mu wax waaw mooy ñi nga xam ne dañ leen a war a ndàmp Macky Sall ci boppam agence judiciaire de l'état day la yóbbu ca dossier boobee waaye mbir mi du yomb de déedéet parce que Mamadou Faye di directeur général sénégalaise de l'assurance vie nee na nguur gi day bu dee moo jóg ngir ndàmp leen dana def lu defuwul de ab forfaiture lay def de Mamadou Faye ne waaw parce que genre yu mel nii dafa am yoon bu dee am nga contrat assurance vie mën nañ laa fay bu dee safaan wa dafa am nag yow mënoo laal dara de déedéet kon yow ndàmpaay gi yombul noonu déedéet léegi ko yéene kaay ak évidence yéene kaay ne Bougane Gueye Dany day waaw moom day ma ngay ndàmp ñi nga xam ne ñoo loru ci manifestation yi ci xaalis su boppam waaw parce que Bougane Gueye Dany 10 millions laa lay wax nii la génne daal di koy jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo loru allahu akbar la ilaha illallah termine yéene kaay ne ma ne la Bougane Gueye Dany day seeti woon na njabootu ñi nga xam ne ñoo loru ca Kër Massar ca Yëmbal ca Parcelles ca Médina ak ca Cambérène dama ne la président gëm sa bopp day lu tolloo fukki millions la génnee daal di koy jàppale ñi nga xam ne seeni doom dañoo loru ci manifestation yooyu la Soleil yéene kaay nee na nguur gi day ma ngay jàppale ji nag station essence ya Le Témoin yéene kaay ne ginnaaw manifestation yooyu waaw waa France seen entreprise yi de mbir mi wax na leen de xat surtout nag waa Total ak waa Auchan waaw li leen yàqal bëri na lool évidence yéene kaay ne dama ne leen ndaw yi li ñuy dund ci boppam moo miti laa la wax dund gu miti gi ndaw yi waaye est-ce que ministère bi nga xam ne nee na Fatmata Tall moo ko jiite waruñu koo tas mar di Italie waaw parce que ministère de la jeunesse bi nee na Fatmata Tall jiite waaye liggéeyalul jeunesse bi waaye waa ñi ànd ak Macky Sall tamit est-ce que Macky Sall la ñuy liggéey ubbil 24 heures Alioune Tine waaw nee na président Macky Sall mësta wéetee nii ci ab crise politique bu fi am nag laa la wax te crise politique bi nag bokk ci crise politique yi gën a tar bi Sénégal amee indépendance ak léegi ni la Macky Sall du cabinet moo ñu koy liggéey du gouvernement du assemblée du haut conseil des collectivités territoriales amul benn bànqaas soo xam ni kon dafa nekk ci nguur gi la daal di jug yëngu les éco yéene kaay ne nañu caxat-caxatee kon siège su parti socialiste ba day waa PS ñoo Aminata Mbengue Ndiaye waaw naqaru loolu mel de ba nuppi tudd ñu Barthélémy Dias de waaye seen xel tey na lool ci doomu Sampol Dias gi waaye doomu Sampol Dias googe nee na fa ma nekkoon laa nekk ba léegi nervi yi nga xam ne ñoo àndoon ak takk dereeg yooyu parti socialiste ñoo leen doon recruter te man Barthélémy Dias Ali Mané ci boppam kon laa tuumaal Ali Mané ci boppam daal di ne tontu nag Barthélémy Dias mi la yekk lu mel ni xeme parce que maire Paoskoto waaw nee na Barthélémy Dias yow xam nga ni sax waxoo dëgg comme ni nga ñàkkee wax dëgg kon ci deewu kii di Ndiaga Diouf Mamadou Ndiaye day mooy coordonnateur collectif des familles ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo loru la ci critique yéene kaay nee na déedéet duñu ko nangu de bu leen politiquer kon dossier bi Ali Mané de nee na day yóbbu ci yoon Barthélémy Dias laas en tout cas Barthélémy Dias day waaw ci recrutement nervi yi Ali Mané la tuumaal de yéene kaa gi ne
Ousmane Sonko day defar na agenda am de li koy xaar politique waaw mooy élection locale yi député yi waaye itam taxawal benn coalition les écoles yéene kaay ne Ousmane Sonko day waaw démb nag ma nga seeti woon kon waa Y'en a marre tey jii ci àjjuma ji day bu 4 heures jotee di 16 heures Ousmane Sonko nga jëm kon ca docteur Babacar Diop parcelle la waaw bu fa jógee tam ma ngay jëm nag ca siège waa ñoo lànk Jean-Marie François Biagui day ci direct news waaw nee na waa Casamance yu bëree bëri day gis nañu nag ay erreur communication yoo xam ni kon moom la Ousmane Sonko di def parce que depuis plainte Adji Sarr bi lée ba léegi nii waaw Ousmane Sonko day nax waa réew mi rawatina nag waa Casamance googe Jean-François Marie Biagui mooy wax de exclusive yéene kaay ne cool Ousmane Sonko mi lée xoolal ma ñaar ñi nga xam ne ñoo yëngal dëkk bi rek di Sidi Ahmed Mbaye ak Adji Sarr ngir lan seeni poos rek ñu jox leen ay millions cay Sidi Ahmed Mbaye Adji Sarr Badjo cay Adji Sarr Badjo source aane gendarmerie day ña ngay xam le ne capitaine Touré mi lée nekkul ne moo jiite section de recherche de les écoles yéene kaay ne moom capitaine Oumar Touré day mësuñu koo convoqué moom daal mooy demal boppam tey jile ca gendarmerie ba tribune yéene kaay ne commerçant yi nekk ca marché luumay day hebdomadaire yi waaw ginnaaw atu yàlla yoo xam ne dañoo toog te liggéeyuñu nee nañu la ñu bëgg nag mooy ñu ubbiwaat kon marché luumay yi lay ngir ñu liggéey bu ñu sukkandikoo ci seen président bi di Ndonga Fall waaw nee na mbir mi nag léegi dundu mbaa dee la nag léegi tribune yéene kaay ne Macky Sall day ak waa yi nga xam ne moom la àndal waaw jàkkaarloo nag ak opposition bi nga xam ne ay jeunes lañu ci lu jëm nag ci wàllum yorinu démocratie bi lay ak wàllum xaalis bi wutal xale yi liggéey élection locale yi député yi ba ci mandat présidentiel bi lay waaw du yomb ci Macky Sall di ndaw yi Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany Barthélémy Dias Déthié Fall Moustapha Guirassy Cheikh Bamba Dièye docteur Babacar Diop Thierno Bocoum Guy Marius Sagna Malick Gakou xale féroce xale soxor waaye daal na ngeen fexe rek ba askan wi tamit ak lu ñu leen wóolu bu leen mburoog soow te bu leen fàtte tam pétrole bi parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne ñàkk seen ak bakken ci manifestation yi ñu génne njabootum dem si yàlla si bokk na ci Pape Sidi Mbaye sa Kër Massar ak Cheikh Wade sa Cambérène ñoom nag ñu ngay rafetlu la nga xam ne nguur gi def na ko ni ki démb seen bëgg-bëgg nag moo di ñu benn di ko fàtte at misa bu dikkee rek ñu fàttaliku dëj gi seen i kàddu Biram Ndiaye moom mi ngi bokk ak dem si yàlla si Pape Sidi Mbaye ak Abdoulaye Wade moom dem si yàlla si Cheikh Wade la bokkal ñu teewlu ay kàddoom. deuil national bi lu am solo la parce que bu benn doomu réew daanoo mi ngi mel ni doomu réew daanu nañ te ki jiite réew mi mooy le premier sénégalais. kon bu benn doomu réew daanoo moom yoon la mu décréter deuil national astama fukki doomu réew ak lu teg daanu ñu doon ay xale doon avenir u Sénégal. lu baax la mais mu ngay dégg ñun ñu ngi sunu réew di ko waajal waaw mais loolu moom lu baax la pour dañ ko continuer ak lii moom image yi bu gaaw a génn si bopp nit ñi. image yaa ngi fi tamit drapeau Sénégal bi un citoyen daanu noonu comme ça. mu mel ni kon dañuy desandi ci lu nu mel ndax bëccëg bi nga xam ne tey jii waa MDD ñoom ñoo ko woote mu di ab bëccëgum dëj jamono joojee ña nga xam ne ñoo demoon di nemmeeku ña sa lorule njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany demoon na foofee nga xam ne moo di Kër Massar Yëmbal Cambérène jàpp Parcelles Assainies moom Bougane Gueye Dany mu ngay sàkku ak daal ci réewum Sénégal ba noppi génne enveloppe bu toll ci fukki million daal di leen koy jaxale ñu ànd Cheikh Fatou Mbaye Diop Babacar Mar. ci après-midi bi le cortège bi daal di tàmbalee dem Kër Massar daal di fay taxaw kër waajuru Pape Sidi Mbaye doon élève mécanique ca Limamoulaye faatu ci émeute yu mujj yile président bu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ñëw nag ngir indi njaalam waaye tamit àndax njaboot gi méttit bi ngir wax ne Sénégal gi yépp ñoo ñàkk waajuru jigéen ci ki faatu moom nag doon ab garde pénitentiaire ne warul sax wax waaye nag mi ngi rafetlu bu baax li nga xam ne Bougane Gueye def na ko tey teg lépp ci loxo yàlla ginnaaw foofulee ñu dem ca Yëmbal ca kër Cheikh Diop fukki at ak juróom-ñaar doon mécanicien bi nga xam ne dañu ko faat ab bal file yi tamit waajuram kontaan loolu ci ñëw Bougane Gueye Dany bi moom mi nga xam ne génnee na fukki million ci koppar ngir rek daal di koy séddale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seeni doom ci émeute yi ba ñu noppee cortège ba daal di wëtali ci kër tailleur bi nga xam ne faat nañ ko ca Parcelles Assainies laatu ñuy demaat ci beneen kër ca Parcelles Unité 11 nga xam ne tamit faat nañ fa benn ndaw bu am ñaar fukk ak benn at laata nag muy jeexal wisit bi sa Médina nga xam ne ba mu yegsee rek la koñ ba daal di fees ki dell ki nit mu doon ab jeune moom mu daal di jot bal fële ci allée du centenaire patron gëm sa bopp nag ñëw ngir gën a dalal ñi nga xam ne ñooy famille yi waaye tamit jàppale leen tey wax ne xale yi daanu yépp ay martyr lañu ginnaaw Dakar nag moom président gëm sa bopp dina wutandi fële ca Bignona ak sa Diaobé nga xam ne am na itamit ay manifestants yu fa daanu.
jaajëf Fatou Mbaye Diop boo teg jàmm googee moom la général d'armée Birame Diop di sàkku ci askanu Sénégal rawatina ña nga xam ne moom moo leen jiite woon si wàllu l'armée bi nee na faw nag ñu xoolaat ci baax seen comportement maanaam seen doxalin ak tëddee ñaaxaanaay amit ca la nga xam ne moo di ci liggéey bi mu mel ni te jàppale ne ba mu doon amal ak doxu ka nemmeeku sa diwaanu Kaolack ngir nag tàggatoo moom général d'armée bi mu ngay insister si image ba nga xam ne l'armée bi sunu militaires yi moom dañu am ngir nag renfort askan wi ñu ànd Cheikh Aliou Kane. visite daje bi nga xamante ne général d'armée aérienne Birame Diop def na ko ci Kaolack occasion la ngir mu fàttali waa l'armée taxawaay bi ñu war a taxaw ngir daal askan wi gën leen wóolu. li nga xam ni moom ngeen war a def mënu la nekk su fekkee ni amuñu comportement responsable dafay dalal xelu ñi nga xam ni ñoom la ñuy liggéeyal. loolu dama ci revenir tout le temps responsable il faut que mu doon parce que day dalal te mënoo liggéey ak réew wala citoyen ay réew parce que ñoom la ñuy liggéeyal ak ñi nga xam ni ñoo yore réew mi su fekkee ni amuñu comportement responsable bu lay dalal seen xel ba indi confiance boobu daal di indi bonne relation civilo-militaire. général bi wax na ne Sénégal dafa soxla armée bu taxaw temm di liggéey ànd ceeg nag environnement bu mucc ayib ngir yombal seeni liggéey te mën a relever défi yi nga xamante ne yu bari la te wuute yi ne ci kanam. Aliou Kane Kaolack Zik FM. jaajëf Aliou Kane Birame Touré ñoo ko déggandoo général d'armée bi di Birame Diop la mu xamle moo di image ba nga xam ne sunu takk der yi war nañu ko mën a am ngir nag dalal xelu askan wi loolee faw ñu bàyyi ci xel. chef d'état-major général des armées ñu war ko dindi ndax xam na décret boo xam ne wàcc na depuis suma jumul le mois de janvier am ku ko war a remplacer li mu def nag mooy nemmeeku ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sous ses ordres ndax dem na sax ba ñi nga xam ni am contact visite de courtoisie gouverneur ay préfet ak yu ni mel waxam moom en tant que koo xamee ni dafa miin armée mooy fexe ba li ñuy waan concept armée nation ñu gën koo dëggal mooy fexe ba ñii di citoyen yi ak diggante citoyen ak ñiy sol tenue il faut ñu xam ne benn lañu ñoom ñoo bokk lépp ndax kii sol tenue bu demee ba këram da koy simmi daje fàkk koo xamee ni peut-être génnoon na dem ci manifestation wala koo xamee ni peut-être jarbaatam la tey gis nga li fi xew nii ci fan yi yëpp ku amul ci réew mi am ñëpp ci daanaka kër goo gis am na koo xamee ni bu amul militaire policier gendarme wala homme de tenue am nga xarit bu la jege boo xamee ni day sol tenue il est vrai que dina am ay situation yu xaw a compliqué mais il faut surtout que ñu fàttaliku ni dafa am loo xamee ni fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mooy dañu war a respecter ñii di ay homme de tenue parce que lenn moo leen tax a jóg mooy aar askan wi donte quelquefois dina am ay accrochage seen diggante mais lenn donc mooy seen objectif mooy fexe ba aar askan wi aar tamit li nga xam ne moom mooy seen i am di wàllu bien. aar askan wi te yenn saa ñu gis ne muy am ay rapport de force affrontement seen diggante kon nag faw ñu xoolaat doxalin gi seen diggante maanaam l'armée bi waa takk der yi ak askan wi Siré. waaw mais loolu c'est le décideur politique moo ci responsable. gis nga bis bu ñu demee ba yenn problème yi am entre civils yi ak militaires yi comme ni nga ko waxee noonu c'est de la responsabilité aussi du décideur politique dinaa la jox juste benn exemple. D'ailleurs moo tax loolu décideur politique war nañu def attention bu baax pour ne pas exposer fragiliser sunu force de défense ak sunu force de sécurité gis nga dafa am benn image buy daw ci événement yi ñun suñuy jamono daan nañu ñaxtu manifester mais li particulier ci événement bi mooy xale yi dañoo dem ba ñeme takk der yi bu ñu demee tey ji ba ay civil ñemee dugg ci benn gendarmerie déloger leen taal gendarmerie bi ça veut dire que responsabilité décideur politique bi la parce que moo leen fragiliser et d'ailleurs
yaakaar naa ni fondamentalement bi président gisee xale yooyu ce qu'on appelle la témérité en français témérité xale yooyu pour man sax bokkoon na ci li tax président bi reculer parce que xam na ni xale yi bu ko am fit ba dugg ci gendarmerie ba déloger leen ba brûler gendarmerie ëllëg mën ngaa def leneen donc il faut que nos décideurs politiques di maytu di exposer suñu force de sécurité yi jusqu'à ce que nit ñi di leen di ñeme parce que ñoom waruñu leen a ñeme en n'importe en aucune manière waruñu leen a ñeme ba leen di bay xawi mbalaan bi des vitrine bi des entre civil bi ak soldat si. jaajëf Siré Sy ndax xam ngeen ne kon jamono ji ki gàddu coow li di daw du kenn ku dul capitaine Oumar Touré moom moomee nga xam ne coow li bari na ca moom lool gannaaw mag ba mu génnee ceetum tasum xibaar yi xam ne kon dafa démissionné loolee nag waa gendarmerie ci boppam dañu ko weddi ba mu set nee na kenn masu leen andil ab këyit guy firnde ne kon moom mais sàkku na ngir nag daal di génne ci gendarmerie bi te ñeel nag enquête Ousmane Sonko ak nag Adji Sarr moom ci boppam masul doon commandant bu section bu recherche wala tax directeur enquête ba dañ ciy dikk tontu waa gendarmerie ànd seex Léopold Tamba. gendarmerie nationale ci ab bataaxal moo nga xam ne ni na ko askanu Sénégal gisee noonu it la déggee ci rajo yi ak i télévision yi kaddu yi capitaine Touré di yëngu ci service section de recherche bu Ndakaaru yëkkati gendarme ya di xam ne ni benn démission bu bàyyi ko ci capitaine Touré tabbi wut ci seen loxo di firndeel lii di démission am gendarme yi jàpp ni xam ne ni ñooma boobu ak léegi ay bés yu toppante kookee di capitaine liggéey si wul taxutit division communication et relations publiques jàpp ne kii di officier gendarmerie ku yiite liggéeyam la waaye moo ngay dumoo yu wareefu militaire gi mu doon gendarmerie nationale xam le it ni ci enquête bi gendarme si di Oumar Touré nekkutoon benn yoon directeur te it nekkutit commandant section de recherche ñoom gendarme yi ci bataaxal gi di feddali seeni càkkuteef ci lii yoon ak règlement wu république bi tëral gannaaw loolu fas nañoo it li nga xam ne moo di seen wareef ñu def ko ba mu mat sëkk. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar fii ci bëri na ci ay réew yu nga xam ne ni ñàq bi di AstraZeneca dañu ko fa dakkal vaccin boobee la ko waral moo di bëri na si ñu nga xam ne dañu leen ko ñàq ba noppi ñu yëg seen yaram lu sa bokkul mu di ay effet yu nga xam ne ni kenn nëgu ko ca woon waaye nag terewul fii ci réewum Sénégal directeur bu service national de l'éducation et de l'information pour la santé mu ngay dalal xel yi moom docteur Ousmane Gueye nee na mënees nañu wéy di ko jëfandikoo ndax nag ba fii ñu toll fii ci réewum Sénégal nemmeeku guñu si ay gàllankoor teewlu ay kàddoom. lu jëm ci ñàkk dafa am ci ñu ñuy sukkandiku mooy suñu comité vaccination et de vaccin ñoo ñuy xelal ci vaccination bi organisation mondiale de la santé tam mu ngi fi te ñaari kuréel yooyu yëpp benn waxuñu ni arrêté leen lii am na lii xew na tàmbali nañu AstraZeneca Sénégal fii te ba léegi gisaguñu kenn koo xam ne wax nañu am naa jafe-jafe ak ñàkk boobu et donc ñi ngi wax sénégalais ñi dalal seen xel ñi continuer seen ñàkk bi sénégalais yi nañ dalal seen xel ñi continuer di vacciner wu normalement bu amee jafe-jafe du ñoom ñooñu koy wax mais ñun suñu bopp ñooy taxaw ne leen am na jafe-jafe arrêté leen au nom du ministère de la santé et de l'action sociale mooy rassurer sénégalais yi ñu continuer seen vaccination ci ni mu waree. Birahim ñoo ko déggandoo AstraZeneca vaccin boobu bëri na ci ay réew yu ñu koy aaye waaye fii de ñu ngi dalal suñu xel. xam nga c'est tout à fait normal mais lenn moo mën a nekk mooy ñu wóolu ñi nga xam ne ñoom ñooy scientifique yi nga xam ne ñu ngi nekk ci réewum Sénégal parce que quand même dañuy fàttali lu tolloog 324 000 doses la ñu dalloo ci boobu les vaccins de AstraZeneca. est-ce que effet secondaire yi nga xam ne indi na ko ci yenn réew Europe yi Afrique du Sud ci boppam sax ñoom demoon nañu ba xaw a dakkal ko ba am dose yi ñu yoroon ñu jël ko séddale ko maye ko Union africaine ak yenn réew yi ko soxla dafa fekk ni peut-être les configurations ne sont pas les mêmes. est-ce que ci wàllug médecine li nga xam ne moom mooy scientifique yi ñoom am na benn kuréel goo xam ne taxawal nañ ko muy comité de suivi boobu nag lan la ñu mën mooy wóolu leen ci li nga xam ne moom mooy seeni liggéey parce que lii di dal européen peut-être mën na bañ a dal sénégalais wala africain ci wàllu woowu ci lii di ay effets secondaires wala effets indésirables mais je pense que le plus important c'est que ñoom ñu xam ne askan wi dañ leen fi teg pour wóolu leen également donc lépp lu ñuy jël comme mesure day nekk mesure yoo xamee ni
salutaire lay doon parce que bu ñu ko fi waree jëlee dañ ko fiy dindi. beneen mesure wala dogal bu nga xam ne njiitu réew mi jëloon na ko ñaar fukki fan ci weeru avril ci atum 2020 moo di ñu fexe ba relance li nga xam ne moom mooy kër gi di Médis fexe ba mu rek tàmbaliwaat liggéey mi mu di benn unité pharmaceutique bu nga xam ne Sénégal moom la am ñu waroon faa mën a defal ay garab ay sirop li nu xeetoo waaye nag ba fii France de la daal di xëddeen mbir yi yéex na lool ñu njortees nañu kon am na ay loxo yu am doole yu làqu sa ginnaaw ngir bañ kër googee daal di jógaat loolee moo di gis-gis nu chef service délégué bu personnel bu Médis ñu ànd Cheikh Ndeye Khady Thiam Tall. mu nekk benn entreprise pharmaceutique ci Sénégal buy defar sirop ay comprimé ay piqûre Médis Sénégal nag dafa daal di taxaw janvier 2020 ba léegi. njiitu réew bi nag joxoon na ndigal gouvernement bi depuis avril 2020 ne nañ jël moyens yépp pour que ñu buwaat kër goog ndax dafa bokk ci priorité léegi Sénégal li ñuy wax souveraineté pharmaceutique maanaam mooy garab yi nga xam ne moom la ñuy fajoo ñu war a koy defal ci dëkk bi. waaye boobu ba léegi ñu gis ni dara soppeekuwul liggéeykat ya ñoom di njortu sax ni dafa am luy ñuul ci sow mi. xibaar yi ñu jot nag mooy ñi nga xam ne ñooy importer garab ñoom ñoo laxas jaan ci ndigalul njiitu réew mi Macky Sall donc liggéeykat ñu ngi koy woyaat pour que mu def tous les moyens pour que kër googu ubbi mën di defar garab waa Sénégal waaye itam liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi toog di xaar. mën na commencé seen liggéey ci jàmm ak ci salaam. liggéeykat yooyu nga xam ne nag lu ëpp benn at a ngi nii ñu nekk ci chômage ñu ngay sàkku ci direction générale bu Médis ak ci gouvernement bu Sénégal ñu indi ay leeral ci bile dossier. Siré Médis ba léegi dañu waxoon dañ koy ubbi waaye yéex na de. waaw gis nga de Mambay gis nga c'est li ma lay wax ni c'est vraiment dommage quoi xam nga presque ça fait 1 mois gis nga Sénégal ci guure gi mu dugg quoi te tey jii voilà une question extrêmement importante yoo xam ni ñun foog naa sunu combat dëgg Sénégal ci yii la war a nekk quoi question yi nu ñuy def ba mën a am benn souveraineté pharmaceutique nu ñu mën a def ba relancer sunu économie bi nu ñu mën a def ba créer de l'emploi loolu rek moo jara coow moo jara sonn mais pas li ñu dund pendant 1 mois aujourd'hui vraiment heureusement que affaire médicale bi sax vient nous rappeler les véritables priorités pour ce pays là. kon dafa mel ne Birahim nee nañu dafa mel ne loxo yu nëbbatu moo nekk ci ginnaaw. dégg nañ fi ça fait 4 mois ci ginnaaw en conseil des ministres le président de la République demandait à ce que ëpp na ko sax c'était en 2019 en tout cas en 2020 plutôt di wax ci conseil des ministres nañu fexe ba suqaliwaat l'industrie pharmaceutique au Sénégal rawatina kuréel googu nga xam ne moom mooy Médis ay nit di fa liggéey yàgg ci te ñu soxla également seen expertise soxla li nga xam ne moom la ñuy liggéey tey y a des pharmaciens au Sénégal ñoo xamee ni seen métier du question jaay garab mais defar garab damay joxe benn exemple ku ci mel ni le docteur Malick Diop il est pharmacien ci wàllu production wàllu defar xam nañuy defaree garab yan molécule la ñu soxla ak yu ni mel mais tey adduna bi yëpp ku ci nekk yaa ngi seet nooy gën a dëgëralee sa industrie pharmaceutique ci li nga xam ne moom mooy xeex bi ku ci nekk di def ay recherche ça ne se limite pas au Sénégal malheureusement Afrique dafa am benn retard bu notable boo xamee ni gis nañu ko ci wàllug recherche ak lii di développement industrie pharmaceutique ak recherche médicament ndax tey course aux médicaments yi nga xamee ni am na ñan ngay gis États-Unis Europe Suède Angleterre Chine yeneen ak yeneen Russie ak lii di Sputnik V mais déggoo ci Afrique même France sax benn période dem nañu ba am jafe-jafe ndax Pasteur ne nañu ni dañoo taxawal li nga xam ne moom mooy recherche ci jëm ci wàllug vaccin anti-Covid bi mais Afrique il faut nécessairement même bu fekkee ni Sénégal day nekk benn moteur boo xam ne dafay impulser un peu cette dynamique mais il faut nécessairement que ñu gën a taxaw ci suñu industrie pharmaceutique président waxoon na ko mais bi mu waxee ak tey y a pas eu de changement. malheureusement 2020 la woon ñoo ngi ci 2021 ñu wutali sa Tëngéej mbas mi tax na ba artisan yi nam soppi ak doxalin xoolaat nees mën a def ba génn ci jafe-jafe yi nga xam ne jàngoroy coronavirus moom la leen dugal looloo sabab ñu woote woon ak lëlu tàggat gi nag bu ñu sa noppee njortees nañu ni kon dañ leen di jébal ay koppar ni ay financement gunge leen ci seenub liggéey Xaali Ngom moo jiite réseau des artisans yu Tëngéej ñu teewlay kàddoom ak Mansour Ndiaye. bi mooy kon nan la ñuy def ba gérer suñu atelier nan la ñuy def ba am autonomie boo xamante ne du ñu dépendre si kenn nan la ñuy def nag ba li ñuy liggéey ñu mën ci gis suñuy bopp ba vraiment am base am fondation boo xamante ne ñun duñu dépendre si kenn parce que Covid bi rek def naa yenn secteur yëpp def anticipation pour vraiment pour mën a gën a ñàkk suñu bopp si secteur artisanal bi. ñun continuité la ñuy def parce que ñun dañu gëm ne développement du jóge si asamaan dem si suuf day jóge si suuf ñu tëngoob ko ànd ak moom dem ci kaw
te ñun léegi comprendre nañ ko parce que amatuñu benn complexe pour def suñu séminaire pour dem ci banque yi ñuy accompagner wala ñuy tàllal loxo loolu moo fi jeex. ce département bi dafa nekk 12 communes bu nekk nag buñ ci amee suñu taxawaay boo xamante ne tey ñun ñoo ko taxawal suñu bopp defe naa ñun la ñuy wër mais ñun dootuñu wërati kenn. tàggat yaram moo ñaareelu pàcc bi la jotaayu xibaar. tàggat yaram bàkk ba ji Pape Mante Mboup daal di teew man kan asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. ana waa Jam City. alhamdulilah ñëpp a ngi si jàmm. ak waa Parcelles Assainies. ñu ngi leen di nuyu bu baax. ay ca Ligue 1 fukkeelu bëccëg bi TFC la Teungueth CFC ak US Gorée. tey jii nag ci ngoon la ñuy nag amal fukkeelu bëccëg avancé bi kon ñu jàpp ne bu 17h jotee foofu ci stade bu Ngalandou Diouf si la nag Teungueth FC nekk si juróom-benneelu place bi am fukki poñ ak ñeent di dalal nag ñu di waa US Gorée mi nga xam ne daanaka ñoo nekk ci avant dernière ci classement bu Ligue 1 bu Sénégal kon ñu jàpp ne nag ni ki ëllëg lañ koy wëyal ak choc bu ñëpp di xaar ci diggante nag jàmbaar bu Saly nekk ci boppu championnat bi fas yéene laale ak Génération Foot mi nga xam ne moom moo nekk si ñaareelu place bi loolu foofu ci stade Fodé Wade nekk ci Saly lañ koy amalee ci waxtu woowu la sax 17h ci la nag AS Douane di dalal lii di waa Mbour Petite Côte foofu ci stade Ibrahima Boye dimanche gi nag la ñuy wëyal lu jëm ci fukkeelu bëccëg bi 17h jàppale nag foofu ci stade Amadou Barry ñaari tali dina fa dalal CNEPS Excellence bu Thiès Mbour Petite Côte ak Casa Sport lay doon foofu ci stade La Tanière bu Bruno Metsu lay doon ñu jeexalee ko nag ak Ndiambour ak Dakar Sacré-Cœur ci Albouri Ndiaye jàppale nag diggante Jaraaf ak ñi di waa AS Pikine boobu la jogante dañ ko dàq ba jimi jamono. ani kan mooy jiite CAF waa FIFA ñoom seen ak tontu dafa mel ni Motsepe la. waaw en tout cas daal gis nañu nag ci fan yi ñu génn ci nag weerum février bi amoon na waxtaan gu yaatu gu ñu amaloon foofu ci Rabat dippee ko protocole bu Rabat kon mu jàpp na nag yeneen candidat yi muy maître Augustin Senghor ak Jacques Anouma ni ki noonu nag kii di candidat mauritanien bi di Ahmed Yaya ñoom nag dañoo signé ab protocole fas yéene nag nekk ci ginnaaw Motsepe kon bu amul benn changement ñu jàpp ne kon Motsepe nag moo fas yéene jiite kuréel gii di confédération africaine bu football mu nekk nag guléet doomu anglophone maanaam kuy làkk lii di anglais fas yéene ko jiite kon ñu jàpp ne nag milliardaire sud africain boobu la nag dina def kéem kattanam ngir nag gën a suqaliwaat kuréel gii di CAF gi nga xam ne buñ koy xool dafa am ay jafe-jafe jëm ci wàllum koppar. Europa League la lañ mën a jàpp ci résultat huitième de finale yi. démb la ñu ndax kepp lu jëm ci wàllum huitième de finale aller lii di Ligue Europa kon ñu jàpp ne Ajax bu Amsterdam moom dafa dalal équipe bi di Youngs Boys Bern daan ko ñetti bal ci dara ci waxtu wóole sax si le Slavia Prague ak Glasgow Rangers tembo ku nekk dugal sa morom benn but daanaka même score lañ nemee ko ci diggante Manchester United ak équipe bi di Milan AC un but partout Dinamo bu Kiev moom dafa lajj ci kanamu Villarreal ñaari bal ci dara Olympiakos moom Arsenal moo ko fekki daan ko ñett ci benn Tottenham moom moo daan ñi di waa Dinamo bu Zagreb ñaari bal ci dara AS Roma daan Shakhtar bu Donetsk ñett ci dara kon ñu jàpp ne Grenada moom moo daan Moldu ñaax ci dara Mambay kon lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. kon nag dig daje midi lay doon. incha allah Birahim Diadji Touré nee na moom tey nañ ko jéggal rek. tey nag moom xam naa